dajale tey jii moom mooy li teewoon a sotti ba yàlla sottal ko mu dox ci diggante combat boo xamante ne moom la Sénégal yëpp di xaar muy diggante Modou Lo le roi des arènes ak Ama Baldé ñu koy woowee sël bu ndaw ñaari mbër yooyu nag ku ne xam ne seen combat dimension bi mu am moo tax mu tagga témbe ba ndëgëni waaye nag yàlla mooy sottal lépp sottal na ko bisu tey bii ba ñaari ménage yi toog séq ma ku ci ne xaatim na këyit bi wane na combat bi ñu jàppoon le 25 décembre bii ñu war a jëm léegi Nicolas sàkkoon ñu tuxal ko le 13 mars yàlla dogal na ko muy CNG muy ñaari ménage yi ñaari camp yu mbër yi waxtaan nañu ak léegi Nicolas bu déggu ak moom ba tax ñu war a ñëw fii tey jii leeral ko askan bi yëpp kon ba ñu jàpp rek ci wax ju njëkk que ni combat Ama Baldé ak Modou Lo mi ngi am incha allah dimanche le 13 mars 2022 fii ci arène nationale nag lañ ko sampagum ginnaaw bi ñu jógee ci loolu mu am le 25 décembre bi ñu jëm bis bi nga xamante ne ci la Ama Baldé ak Modou Lo waroon bëree léegi ñu ko laay def ki taxawal combat Baye Mandione bi dëkk Thiaroye nekk un grand champion ak Xoyantaan roi des arènes bu Gambie nekk aussi un grand champion boobu combat nag moom la ñu bëree fii ci arène nationale bisu combat boobu tamit ci la ñaari mbër yi kii di Ama Baldé kii Modou Lo ñoo def seen jàkkaarloo bu njëkk fii ci arène nationale non seulement Ama Baldé Modou Lo c'est une chose waaye y a un très grand combat tamit boo xamante ne mooy Xoyantaan Baye Mandione réeré woon mbir ne dajewoon nañ ca Gambia Baye Mandione jógewoon Sénégal fekk Xoyantaan Gambia combat ba mujj yàqu ci ay détails ñu war ko seet leeralal fii ci Ndakaaru Njaay loolu day wane ba tey rek Sénégal ak Gambie benn dëkk la kenn mënu ko xar ñaar ñu war ci toftal nag aussi bisu combat boobu le 25 décembre dafa la ñu war a communiquer parce que moo jiitu li des bariwul 20 jours la wala moins de 20 jours ñaari mbër yi nangul ñu ko ci diir bu gàtt boobu pour war a ñëw bëri ko parce que loolu day wane ne ñaari mbër yi dañoo bokk ci mbër yi nga xamante ne bu leen joxoon avance samedi dimanche ñu xëy bëri ji loolu dafa am importance trop ci làmb te loolu dafa raar ñu toftal ci nag juróom-ñeenti combat ak grand combat muy fukki combat Ama Baldé ak Modou Lo war fa daje loolu rek doy na événement ku nekk nag xam na ne am na yu fi amoon ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo ak promoteur bi jamono metti woon trop mbas mi dugg fii làmb gi tijji duggaat fi tëj ñu programmé date 25 décembre ci diggante Modou Lo Ama Baldé mënul nekk promoteur bi bëgg a jël élan ku ne xam na ne organiser làmb dafa metti tu peux pas dépenser des centaines de millions ba pare bu ko tënk ci diir bu gàtt li ñu ko lay amul benn problème bi mu am rek mooy diggante bi gàtt na octobre ak décembre pour ñaari mbër yi bëri ci mais teewul tamit conscient na ci ne mbër yi tamit am nañ manque à gagner sonn nañ ci combat bi dàq nañ ko dàqati ko mbër yi nekk ci préparation te ku nga xam ne lii préparation mbër li ñu ko lay nag déggoog ñaari camp yëpp ku ci nekk mu wax ak yow li mu war a wax ak yow ku ci nekk mu def ak yow li mu war a def ak yow ba tey jii ñu mun fi daje pour combat bi nekk le 13 mars di ci gërëm ménageru Modou Lo mi des sama ginnaaw di ci gërëm Abdou Bakhoum mi nga xamante ne tamit moo nekk sama càmm yore Ama Baldé le coordonnateur tamit ménage wul aucun effort dañ na ci lu ne neenawul woon guddi neenawul bëccëg pour mu sotti le président du CNG mi nekk suñu wet aussi jël na ci bâton def ci ay coono pour yi fi mun nekk làmb nag moo bindoo noonu et dinañ gërëm aussi ki nga xamante ne kenn la ci facilitateurs yi ñu koy wax Abdoul Aziz Guèye nekk le mentor de Ama Baldé moom tamit dañ na ci ay coono pour yi fi mun nekk ku ne xam ne làmb noonu lay demee toujours am détail mais toujours rek dañ koy mujj arrangé ci ay mbokk tey jii alhamdulilah bi alamin jëmuñu fenn fudul rek le 25 décembre Xoyantaan Baye Mandione le 13 mars Modou Lo Ama Baldé combat royal. D'après contrat yi signé fii au niveau du CNG le 13 mars fii war a am ci arène nationale mais bu ñu amoon fu gën a yaatu arène nationale tamit moo ñu gënal bu ñu amoon stade de l'amitié il faut le dire boo amee soxla da nga koy wax 60 000 places la yaatu na te tamit ñaari mbër yi dañ koy séddoo mais de arène bi nag tamit bu ñu fàttalee dañ ko tabax pour gars yi di fi bëri il faut pas nga am sa kër ba pare dem di wàll yaani parce que booy wax tamit di tranché da ngay tranché ci ñaari camp yoo xamante ne dafay jaadu ok bu ñu ko defee stade de l'amitié ci la nit ñi di gën a féexe ci lay gën a yaatoo ci la 60 000 places lay def fii 20 000 places lay def ou 22 000 places xat na
gàtt na ci combat bi ñëpp séntu ne combat tension la li fi jaar démb nag ndegam Papa Sow Siteu moo mën a mel nii ba kenn amoo foo respirer à Samaak le combat réel Ama Baldé Modou Lo Ama Baldé suñu ginnaaw à 200 mètres lay jógee pour ñëw ci làmb ji Modou Lo peut-être à 700 800 mètres à voire 1 kilomètre lay jógee pour ñëw ci làmb ji yooyu yëpp tamit lu ñu war a xoolaat la mais nag dañ nekk ci dañ nekk ci république am ministère des sports am président du CNG am ñoo xamante ñoo tënkal làmb lu ci mënti xew rek dinañ ko waxtaane seet lii gën a dalal xelu amateurs yi lii gën a def jàmm ci làmb lii gën a tax bu subaa bu ñaari mbëri bëree mën a kottante ku ne mën dem añ sa kër morom kenn du foxoj kenn du am benn problème loolu la ñuy ñaan yàlla te yaakaar naa ne état bu dee taxaw dafay taxaw ci situation boo xamante ne dafay mettre à l'aise sa population. relance cachée bi bon en fait ku nekk xam ne ne mbër bu sentir ne dañ ko impacté ou dañ ko tooñ te mu ne ci dëgg day bëgg ko defal rallonge mais rallonge boobu posé wul problème ci diggante ki nga xamante ne mooy promoteur bi ak manager bi waxtaanee nañ ko déggoo nañ ko muy Modou Lo nag parce que bu leen ne Ama Baldé kese de muy Modou Lo muy Ama Baldé ku ci nekk rek fi ñu ko mën a tënkee rek mooy waxtaan nañu ba déggoo ci ay kàddu ngor. kay dafa nañu rallonge mais nag di publicité rallonge bi ñu def du mën a nekk waaye daal dafa nañu rallonge bokk na gis ci sa bopp muy promoteur bi ak ñaari. la presse déjà yéen a fi nekk les premières heures li dafa sàkkoon presse en ligne bi yëpp rajo yeeg télévision yeeg presse écrite bi yëpp ñëw assister lii ñu xam ne nekk na léegi nag mu des nag beneen liggéey ci ginnaaw beneen liggéey bi nag moom mooy yéen seen taxawaay lan la ci combat bi nan ngeen war a taxawee ba Luc Nicolaï réussir événement bi parce que yéen tamit dafa compter ci yéen pour réussir événement bi comme yi ngeen compter ci moom pour aussi mën a am ay éléments mën ci liggéey donc dama yaakaar ne rek su jaaree yoon ay protocole am ay signature de contrat am ñi nga xamante ne jekku nañu mën nañu approché Luc Nicolaï équipe am coordinateur mi ngi nii waxtaan ak moom lu ngeen fa signé d'accord ko rek je pense que Luc Nicolaï dina ko ànd ak yéen si jour boobu làmb jotee tamit ngeen ñëw def li nga war a def mais loolu nag dafa des ay weer des ak coordinateur bi pour mu ci expliquer en tout cas ubbi na buntam moom pour liggéey ak presse bi yëpp loolu yaakaar naa dara gënu ko neex kon boog laa bal ay dans votre camp nan ngeen koy approché bu liggéey ak moom kooku si yéen lay des et puis bu ñu supporté mbër dañ ci dem ak seen xol dafa leen sax jaral seen bakkan mais nag li ñu ci mën rek mooy sensibiliser leen te ñan ñoo war a njëkk sensibiliser supporters yi mooy mbëri yi bëre seen njariñ nekk ci la ku mu nekk Ama Baldé ku mu nekk Modou Lo ku ci ne war nga xam seen supporter lii mooy sama avenir ci laay yor sama ci laay def sama avenir yéen nag di ngeen ma bëgg kenn gënoon ma leen waaye dañ bëggoon ngeen jàppale ma ci lii communication bu jaaree ci mbër yi rek à travers les supporters rek je pense que ne du am benn problème surtout que nag aussi quand il y a des problèmes à l'intérieur du stade ñu gis ñu saccagé tribune yi di ko damm dafay répercuté wu ci mbër mi gars yaa ngi koy kaas mais kaas ba bu ñu kaas la gën ca kaas ba mooy fexe ba kenn du toj ndax li fi nekk patrimoine national la ñëpp ko moom amul kenn ku ci ëppale sa morom même le président de la République ëppale ñu ci ñëpp ñoo ko moom ñi koy yàq nag tooñkat lañu ñooñu ko yàq dañ bëgg ñu teg leen ci yoon parce que caméra yaa ngi fi di caméra de surveillance yaa ngi fi ku ñu gis nga jël dam ko ñu identifié la mais jël la teg la ci loxo yoon parce que yoon rek moo ko mën a faj mënoo fekk lu ñëpp moom nga rajaxe ko ba pare dem tëdd sa kër tranquillement tey ñu jàpp la yóbbu la gis ngeen ne xale yi dañ leen di jàpp yóbbu leen ba gri ba du fe duñ fa xaj bu suba gaa ginnaaw suba ga sénégalaisement ñu bàyyi leen ñu dem c'est pas la bonne solution il faut ñu leen teg ci yoon teg leen ci raay alhamdulilah ay na bi ngeen ne nag mbëri yi yàquñu la am mbëri dañuy waajal daj ci ay coono ñëw entraîné dugg ci géew pour bëree seetaane jóge ca biti fu dul mbër attaqué mbër mbaa supporter attaqué mbër kenn musul gis loolu ci ko àdduna mbër mi moom làmb dafa rëy waaye moom mooy ki ñuy seetaan si attraction bi moom la démb ku seetaan si làmb rek koo seetaan si woon démb c'était Papa Sow musu ñu ne seetaan ndax li fi xew ñu bañ cee continuer mais daal dañu war a gënaat yéen surtout réseaux sociaux yi war ngeen a gën a góorgóorlu ci di def di am ay émissions yoo xamante ne c'est pour éduquer comme ko yéen gis nañu yéen làmb vraiment mooy ëpp ci li ngeen di def ngeen di sonn ci xale yi ni ngeen di laaj bëri ngeen koy laaj supporters yi ñu sensibiliser pour mu baax jeunesse nag boo ko amee mu excité mun a def dara lu sensibiliser ko wax ak ñoom conscientiser leen bu ñu ko commencé nii nag continué batal na ñun kon làmb di xëy bi sëg tëj donc nag sensibilisation bi ñun ñëpp la war sécurité bi nag mi ngi appartenir à l'État ñooy indi ay services d'ordre ñooy indi gendarmerie démb li fi xew démb ci ay takk na fi gëj am ci làmb fii yëpp lañu encadré Pikine nag géej waaye fu mën a jógee rek encadré nañ ko pour bañ jéey am pourtant jéey amul ci biti nag wala bu amee tamit ñuy raas déem ak ñeneen ñi bokk
ndax ñëpp yemuñu ni ñëw ci làmb ñi dañuy ñëw pour saboter ñi ñëw pour sàcc ñi ñëw pour agresser mais nag sur 1000 agresseurs bu dee kenn moo ci réussir poñam rek mooy service d'ordre bi def nañu à peu près quand même li ñu war a def ñi ngi woon ci biti ñi ngi woon ci biir ñi ngi woon aux alentours autoroute beeg à péage ñu ngi fa woon def nañ seen war a bu mat sëkk donc dañ ci jàllale remercier nos forces de l'ordre ñi nga xamante ne ñooy gérer les biens bu citoyens yi ak di def seen sécurité seen maximum ñu ngi koy def boo génnee sax da ngay xool da ngeen di yërëm dañuy taxaw fii ba minuit 1 heure du matin ñu doog a ñibbi donc loolu nag jarul ñu koy guddal mooy ñun ñëpp la war pour ñu taxaw pour loolu yëpp jeex. ñaari mbër yëpp d'accord nañu comme moom le 13 mars incha allah la ñu war a bëree. jàkkaarloo bi itam comme ni ma la ko waxee itam incha allah 25 décembre bu jàmm rek day am incha allah dinañ daje fii ci arène nationale ndax itam journée la boo xam ne bii mën naa ne bés ni ki tey commencé nañu li nga xam ne lii mooy événement yi incha allah chaque jour dañ ci taxaw ñaari mbër yi ñu ngi préparé bu baax a baax te jàpp naa ne ci bés bu baax itam dañ def fête bu rëy fekk si ki nga xam ne kii mooy seen promoteur di Ligil Nicolas Enko ak Mbaye Diagne mi nga xam ne mooy coordinateur yi ak yéen journalistes yi ngeen teewa ko seet li nga xam ne noonu la comme ni ko Moustapha waxee léegi dox ci tànk jàmm médias yi dox ñoom itam jaay làmb ji ñaari mbër yi bu ñëwee def différence mu neex. li rafetaay yi ci taaru Sénégal jàpp nañ leen du doxe noonu ndax itam nit ki bu fekkee ne da nga jàppalante ak sa am di jàmm yaa xam sa dëkkandoo la yaa xam sa mbokku taalibe la yaa xam sa am ku mu leen doon bu ngeen dee doxal sutura ak trang ak teggin mën ngaa waxtaane nii rek ndax làmb nag moo baaxoo ay coow ak yooyu waaye daal li wóor mooy ñun am nañu déggoo ci ñoom comme quoi que ñoom ñaari xale yi nga xam ne sonn nañ parce que lu la jaar na fi vraiment ñoom itam ñu nekk xale yoo xam ne yi war nañ leen a mën a jàppale loolu rek lañ ci jublu woon promoteur bi xam na ko ndax ku am yërmande la jàpp na leen ci kéemtulaay kàttanam malgré metti na ak jamono ji fi mu toll nii waaye am nañu déggoog moom ndax nit ku baax la am nañu déggoog moom daal ci kàttanu yàlla bu ñu yeggee daal le 13 mars incha allah dañ jàkkaarloo ñaari mbër yi fii du soobee yàlla. engagement ci promoteur bi muy signature contrat bi prévu le 25 décembre ak incha allah rabbi le 13 mars ci kàttanu yàlla fu ñu woo rek dinañ fa teew. relonge bi effectivement mooy li ma la wax rek waxtaan nañu ak promoteur bi ba juboo si ñaari camp yëpp. ndax ñaari mbër yëpp événement bi da leen ñor te duñ nangu tamit promoteur bi gën leen gore du tere nag problème bu amee tamit toog nañ waxtaan ko ci biir néeg ak coordinateur bi lépp tegu na ci yoon daal incha allah on est tombé d'accord daal. boo ne Ama Baldé dugg na Pikine dugg na Parcelles dañ koy nangu mais Modou Lo dugg na Pikine def fa lu rëy duggati Pikine defati fa lu rëy dayo combat bi nee naa la Modou Lo dafa xostu ba yegg si fi mu yegg. rayante ba téye ko li mu téye xam na ko mu nee naa la Ama fi mu toll ba bëgg lii ñun tolloon nañ fa kon même bu dee ñaari pas ñoo ko fa jiitoo dayo combat beeg yëpp xam nañ ko te ñu ngi koy wàcc kàttanu yàlla. mooy li ma la wax rek fi mu toll moom ba soxla ko teg toll fa ba wax ko ñun tolloon nañ fa avant ñu koy jot. naa tontu bi leer na.